ndax li nga xam ne moo doon solo su daje si fii te muy jébbal URMEX muy union régionale rurale des mutuelles bi nga xam ne d'épargne et de crédit du Sénégal bi nga xam ne daanaka dafa am ay kees ci Sénégal yépp président URMEX wax na ko léegi ñoom bi ñu tàmbalee di jëflanteeg ministère de la microfinance ñu jaarale ko ci suñu programme bu ñuy wax Place et Prix PASPET may nuy directeur bi mi ngi fi di ko féliciter ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def muy Omar Cissé jaarale nañu suñu jëflante ak URMEX ci Place et Prix PASPET mais jaarale nañ ko aussi ci li ñuy wax fonds d'impulsion de la microfinance ñoom nag bi ñuy tàmbalee di liggéey ak ñoom ñoo ngi ko dooree fële ca Albadar mu nekk dëkk bu nekk dans le sud mu nekkoon ci jamonoy mbas mi mu metti woon lool ci li ñuy wax mutuelle isolée yi mooy ñi nga xam ne mutuelle de petite taille yi la ñu fekk fa ay jàmbaar fekk fa ay jigéen ñuy daan seen doole ay agriculteurs maanaam catégorie socio-professionnelle yu bëri fa woon ñu ñëwoon jëflanteeg ñoom ci wàllu koppar mais aussi ministère bi day jëflanteeg ñoom ci wàllu renforcement de capacité ci wàllu équipement ak ci yeneeni xeet yoo xam ne président Macky Sall bi mu ñuy dénk secteur microfinance dafa am lu am solo lu ñu dénkoon dafa ne lépp loo xam ne environnement la lu askan bi di soxla ci wàllu fa ñuy dem di fa jëflante lépp luy taxawaayu état na ngeen ko def kon loolu dafa taxoon ñu ñëw foofu di jëflanteeg mutuelle bi te yemuñu ci ndax gisoon nañu aussi taxawaay bi nga xam ne jaarale ko ci seeni membre am nañ ko kon ñu def ko benn def ko ñaar ba tey jii ñu ñëw yëkkati 200 millions yoo xam ne jot nañ ko ba pare mi ngi ci seeni kees yaakaar naa président bi confirmé na ko ñu jagleel ko juróom benn kees yoo xam ne kenn ku ne la nga war a am ci kees yooyu ngir mën ko jébbalaat askan wi def nañ ko xam nga ñaare bu ñu ne ministre de la microfinance mi ngi ñëw nit ñi dañuy jàpp ne dafay ñëw yëkkati koppar jox ko nit ñi mais ministère bi mënul def loolu am na pàcc bu ñuy wax économie sociale et solidaire boobu mën na def ay subventions mais financement yi ministère de la microfinance di joxe dañu ne nañ ko jaarale ci institution de microfinance yooyu dañu li tax ñu koy def dañu jege askan wi boo ñëwee par exemple ci URMEX foo dem ci Sénégal am na fa donc ñu ne nañu jaarale foofu li ñuy jox ñoom lañ koy jox ñoom ñi nekk ak promoteurs yi xam la ñuy liggéey mën a saytu la ñuy liggéey ñoom ñu jaarale ko di leen ko jox moo tax refinancement bi ñu leen jox ci condition yoo xam ne nag programme état la jóge programme état moo naan lii ni ngeen ko war a joxe fii ngeen ko war a teg secteur yi ngeen war a dimbale loolu programme état bi ñu jaarale ko ci ministère bi ci Place et Prix PASPET loolu la def mu jox leen donc ñoom tànn nañu ba identifier koppar yi ñu leen di jox ñan lañ ko war a jox moo tax mu am kenn ci ñoom ku ñëw def fi témoignage boobu mu def nag ñaari pàcc dañ ci am solo lool ñu war ci bàyyi xel pàcc bu njëkk bi mooy képp koo xam ne jug nga bëgg yëkkati dara wàllu état mooy mu taxaw créer la condition yoo xam ne di nga ko mën a defee mais wàllu mutuelle bi nga xam ne ñoom ñooy saytu ñan la ñu war a jox fan lañ ko war a joxee faw aussi ngeen bàyyi xel ci ña ngeen di jox lépp loo xam ne réglementation laaj na ko aaju na ko ci liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéey ngeen bàyyi ci xel parce que aussi lu nekk rek bu tegoo ci yoon mbir yi day daal di jaar yoon waaye lu wàcc yoon rek day daal di créer problème te ñu ngi koy dund lu bari moo tax ba témoignage bii mu def dafa am solo ndax mettre nañu ñun devant notre responsabilité à accompagner l'entrepreneuriat rapide mais également mettre na devant la responsabilité des institutions de microfinance toute la chaîne de valeur qu'il faut xool bu baax càmbar ko ba mu tegu fa mu war a tegu
li tax ma taxaw ci loolu mooy président bi mu jëlee di wax discours dafa wax lu am solo dafa ne dëgg la koppar yi ngeen ñuy jox am na solo mais soxla nañu mise à niveau logiciel soxla nañu renforcement de capacité wax naa leen sànq ñi ngi liggéey ak FIMF am na d'ailleurs programme national d'accompagnement boo xam ne président nee na nañu seet mutuelle isolé yi nan lañ leen war a taxawoo ndaxte ñaaree ñi dëkk ci gox ñooy dajaloo am seen mutuelle bopp kon boo fa jaaralee ndimbal day daal di dal ci saa si de manière directe ci population mais loolu yëpp buñ koy def c'est pour que aussi yéen mutuelle yi ngeen réaliser ay mbir mooy yombalal ñiy ñëw di leb si ay koppar ci yéen nu ñu jotee ci koppar yi loolu war ngeen ko xool bu baax a baax bu loolu amee ba pare ngeen xool gaawaay bi aussi rapidité bi parce que ku am soxla bëgg liggéey ñëw ci mutuelle nga naan ko demal ñëwal ba mu mat weer ñaari weer ñetti weer loolu aussi dañ ko war a xool beneen bi aussi mooy xool wàllu recouvrement bi kon maanaam partenariat gagnant-gagnant la état bi dafa war a def effort mutuelle yi def effort comme ça kenn ku nekk gis ci boppam su loolu di am rek dañuy gën a yombalal aussi yi nga xam ne war nañ leen ko mën a defal kon loolu vraiment lu ñu rafetlu la en tout cas ñi ngi félicité bu baax URMEX di remercier MEC wóolu wante bu yëmbal bi nga xam ne ñoom ñoo ñu dalal ndax ñoom ñoo jël financement bi ñu jagleel 6 caisses yépp ndax bokk na ci mutuelle yi ñu financé tey wóolu wante moom am na juróom benn fukki millions ak ñett ak lu topp MEC jàppoo liggéeyu ngeexoox am na juróom fukki millions ak ñeent ak genn wàll MEC sant sunu borom am nañ fukki millions ak ñaar fukki millions ak lu topp MEC dimbalante am nañ juróom-ñetti millions MEC Redibé am na ñaar fukki millions ak benn MEC Karambenoor am na fanweeri millions ak juróom-ñett may leeral encore une fois ne ñaar téeméeri millions yi mi ngi ci keesu URMEX ndax damay bañ sama càmmiñ Babacar Ndaw ne dafa wax rek dem ministre bi daa ñëw wax rek dem te ministre bi dafa wax mu dugg ci kees bi mais damay jaaree fii pour sant leen ñoom ñi ñëw d'abord le maire Babacar Ndaw ñu ngi koy sant di ko gërëm ci teewaayam ci esprit bi mu wane ndax nag Sénégal nii la kenn mënu ko xar maak moom depuis conseil régional bu Dakar la woon ñu nekk xame yu yàgg kon tey bu ñu ñëwee ba fii bu ñu dalalee daf ñu war a dalal may sant di gërëm aussi l'honorable député Moustapha Mbengue di kenn ci ñun di rafetlu taxawaayam bi mu am biir assemblée nationale ndax umpalewu leen ne budget yi ñuy voté mu mën ñu permettre ñu wàccee ko ci askan bi ñoom dañ fay nekk di ko défendre di ñu ko voter kon bu ñëwee fii ci ay biir mbokkam war naa ko seedeel ne taxawaay ba muy taxaw ngir waa Yëmbal ngir waa Kër Massar mi ngi ci koy def bu baax a baax wax naa sànq maa ngi remercier waa APSFD Sidi Diagne ñu nekk su partenaire privilégié wu ministère bi remercier waa URMEX yi nuyu également le maire sortant Daouda Ndiaye moom tamit rafetlu bu baax a baax teewaayam rafetlu taxawaayam nuyu aussi responsable yi nga xam ne jox nañ ma fii seeni tur moo xam Assane Silla wala monsieur Sène moom mooy président délégué yi ñuy rafetlu taxawaay délégué yi suñu imam Soumaré aussi Birane Lay Seynabou Gaye ak Soxna Ndiaye ñoom ñëpp ak yeneen responsable yi ma limul yëpp ñoom ñëpp nuyu naa leen di nuyu également sama attaché de cabinet monsieur Demba Sarr xam naa tey moom dama koy bool loxo maa ngi koy nuyu di ko gërëm ci taxawaayam di wax ne lii yëpp buñ ko mënee kenn ku ne ci ñun dafa am taxawaay bi mu war a taxaw mais surtout di wax ne
lépp lu ñu def ci wàllu ministère bi dañ ko def ci ndigalu président Macky Sall ndax wax naa sànq ne inclusion sociale et financière lu ko ñor la. Inclusion sociale et financière mooy képp kuy dox ci kaw suuf fii ci Sénégal li état bi di yëngatu nga mën cee gis sa bopp. ñun nag ci secteur bi ñu dénk muy microfinance ak économie sociale et solidaire am na jéego yu am solo yoo xam ne département bi dina ci ñëw. benn bi mooy assise microfinance yi nga xam ne bëgg nañ ci waxtaan xëy na dëgg la pour saytu jafe-jafe yi nga xam ne am na ci secteur bi mais surtout pour xool défi yi nekk suñu kanam ban taxawaay la ci secteur microfinance war a gën a mën a am ci dimbale jigéen ñi ci dimbale secteur professionnel yi mais surtout ci dimbale ndaw yi parce que jeunes yi souvent dañuy wax ne mënuñu am facilité accès crédit donc loolu aussi ñi ngi koy xool bu baax a baax loolu benn pàcc la mais am na beneen pàcc bu ñuy wax économie sociale et solidaire dégg ngeen fan yi gannaaw bi président promulgué loi bi ba pare signé nañ décret d'application yi opérationnalisation bi moo koy def kon dinañu wëraat commune yëpp ndax loolu buñ koy opérationnaliser plateforme la boo xam ne képp ku nekk ci activité am na procédure boo xam ne boo ko toppee début ba fin mujjantal ga mooy appui boo xam ne dalay daal di permettre nga dem nag dañ koy topp c'est une chaîne fii ak fan yu néew dinañ lancer l'opération d'activation de la plateforme numérique seen label ESS boo xam ne dina jox bépp acteur économique li ñuy wax agrément économie sociale et solidaire. Agrément économie sociale et solidaire boobu dañ ko jaarale ci benn procédure dématérialisée maanaam boo bëggee am agrément bi du soxla nga jóg dañ ciy liggéey ak administration territoriale liggéey ci ak collectivité territoriale yi jaaree ko ci CADL yi ak yeneen pàcc yu bari yoo xam ne lépp ci biir plateforme bi fi nga toog nga koy liggéey boo demee ba ca mujjantal ga ba ñu xam li ngay liggéey nan la toll ban statut nga ko amee ñu wax la ban statut nga war a am seet fan nga ne ndax da nga yem ci benn région wala da nga ne ci région yu bari xool yan jafe-jafe nga am ci sa liggéey yoo xam ne état bi war na ci gën a mën a taxaw bu loolu lépp amee ba ñu jox la agrément bi da ngay daal di yegg ci beneen phase boo xam ne da ngeen may ba ma wàccaat ci commune yi partager plateforme bi ngeen xam ne président Macky Sall bi muy indi économie sociale et solidaire dafa ne képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi koomu réew mi bu ñëwee dana dal seen kaw maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf